mais bien sûr Pape Cheikh li Yacine doon wax étude d'impact yi étude de sol bien sûr qu'on en parle parce que en fait xam nga Beyond Bamako on a parlé de la création de nouvelles villes parce que boo seetlu par exemple au Sénégal dañuy def une progression verticale maanaam tey dañuy tabax en hauteur mais ay dëkk yu mel ni par exemple Mali ñoom dañuy étendre parce que ñoom amuñu culture voilà dëkk en hauteur donc tout ça on en a parlé donc à Bamako mais surtout li gënoon am solo mooy le financement du logement social parce que tey jii nii dafa am solo tey ñi nga xamante ni seen loxo jotu seen ginnaaw bu ñu bëggee par exemple am kër ñu mën koo jot mais loolu dafay jaar ci ay financement yi nga xamante ni promoteurs yi ñoo koy am kon ak banques yi donc il faut ñu comprendre yenn mécanisme yu war a mën a teg en place pour loolu am bien sûr qu'on en a parlé parce que dañoo war a daal di am benn conformité ci loi yi nga xamante ni moom moo am ci espace UEMOA espace CEDEAO pour gën a mën a ñoŋal lu jëm ci wàllu tabax bi mais leneen li gën a am solo aussi Bamako mooy message yu fort yi nga xamante ni kon jib na fa ku ci mel ni par exemple Youssou Ndour nekk lead vocal bu Super Étoile nekk ministre nekk porteur de voix wax lu am solo ne ndaw yi bu ñu xësee ba commencé xëy nañu bàyyi xel bu baax a baax ci wutum kër bu nekkee 1000 francs la ñu am nañu jël 100 francs yi daal di koy denc daal di ci xalaat kër moo gën chaque fois. mais da ngay am soxla 3000. voilà oui mais xam nga dañu ne il faut nga bàyyi dara pour def dara. denc yow mi gagné 1000 francs par weer soxla 4000 ngay am. donc da ngay dugal 1000 francs bi yëpp ci kaaru problème bi. c'est vrai mais waxtaanee na ko ñu seetaan ko moom wax ministre Abdou Karim Fofana ñëwaat. man ñoom ñëpp laa mere. ci télévision Futurs Médias rawatina ci seen émission sama kër tey di dellu siwaat ci 6e édition bu salon de l'habitat bi doon amee ca Bamako ginnaaw soirée de gala bi ubbi xew bi cérémonie d'ouverture bi ñu ngi ko ameloon ci centre international de conférence bu Bamako ci teewaayuk président Youssou Ndour moom mi nga xamante ni moom moo nekk ambassadeur salon bi waaye itam jëwriñ bi ñu dénk wàllum dëkkuwaay fii ci Sénégal di Abdou Karim Fofana ak premier ministre malien bi ñoom ñooñu ñëpp rafetlu xalaatu amal yu ni mel ci sous-région bi xanaa rek ñu déglu leen. fii ñaar andi ñu fi wane ñun li ñu am ci wàllu logement président Macky Sall li nga xamante ne moom la mbébét ci Sénégal ci réduire bidonville yi mooy dëkkuwaay yi nga xam ne dafa wax dëgg yàlla mën nañ ko defaraat ba nga xam ne moo mu tane waaye fexe tamit ba nga xam ne li nga xam ne mooy logement gën a yomb gën a jàppandi ci nit ñi dañu seetlu ne borom kër yi ñaare pour ñu am kër gu ñu moomal seen bopp dañuy jënd terrain góorgóorlu ba jënd terrain dajale lebaat tabax gros œuvre yenn saa yi di nga ko def ci sa giiru dund te du àgg état africain yëpp nag ñoo bokk problème yooyu moo tax président de la république andi programme am président Ibrahima Boubacar Keïta teg programme moo tax ñun ministre yi li ñu war mooy di déggoo di xool fu ne li fa baax ñu koy def ñu seetlu ne Mali depuis 1992 am na lu ñuy wax ACI agence de cession immobilière bi nga xam ne moom moo tëgg quartier bi ñuy wax ACI 2000 mu ràññeeku lool fii ci Bamako te ni ñu ko defee mooy xaalisu état demu ci lu bëri moo tax ñu ñëw fi nag xool modèle boobu. féliciter vraiment ñi nga xam ne ñoo organiser salon bi gis nañ fi une forte présence sénégalaise boo xam ne que am na solo ci li nga xam ne moom la ñu am comme expérience ñëw bokk ko ak nit ñi fekk nañ fi aussi présence su Mali bu baax a baax ak Burkina Faso yooyu yëpp day wane ne que solution yi bu ñu toogee ensemble dañu koy trouver comme ni ko ministre Fofana waxee léegi nii et am naa ci contentement bu baax. man nag li nga xam ne moom laay joué ci maanaam salon bi moom mooy porter seen parole yóbbu ko fi ci autorités yi gën a mag pour convaincre leen pour que ñu mën a jàppale ñi nga xam ne ay soldats wu dëkkuwaay lañu mooy ministre yi ñu dénk dëkkuwaay ñoom ay soldats wu dëkkuwaay lañu ku gis Karim xam na ne que ci loolu la nekk guddeeg bëccëg kon nag man dama am contentement di yaakaar nag bu ñu jógee ci salon bi dinañu gis vraiment encore yu gën a gaaw ndax c'est la première fois ñuy def salon tamit ñu fiy gis africains yi gën fee bare ñeneen ñoo xam ne jóge nañ ci yeneen continent. Voilà, limite c'était une rencontre panafricaine parce qu'il n'y avait pas que le Sénégal ak Mali kese yeneen i dëkku Afrique profité nañ ci quand même pour am expérience su dëkk bu ne. c'est ça Côte d'Ivoire ñu ngi fa woon Burkina ñu ngi fa woon aussi mais même waa Égypte jotoon nañu ñëw tamit daal di bokk ci li nga xamante ni moom mooy exposition bi mais li wax nga ko li gën a am solo mooy rencontre yi nga xamante ni ña fa nekkoon amal nañu ko pour échanger ay
ay expérience mais aussi échanger li nga xamante ni mooy expertise ak ay contacts pour ëllëg si biir ñu gën a mën a wéy liggéey bi parce que liggéey bi dafay wéy Pape Cheikh du rek yem ca Mali danañ ko daal di yaatal juste peut-être en profiter pour aussi remercier bu baax a baax groupe Futur Média ñi nga xamante ñoom ñoo nekkoon partenaire média bu salon bi mais aussi ñi nga xamante ñoom ñoo ci jàpp gis nga xew mi metti woon na mais àlla daw me na parce que même président Ibrahima Boubacar Keïta ba ñu ko gisee nee na salon bi quand même impact bu muy am duñ ko xam léegi donc loolu ca kanam la te 100 000 logements yi nga xamante ni président Macky Sall yëkkati na ko te balaa yàgg peut-être la semaine prochaine ñu amal conseil présidentiel pour valider les décisions dina nekk peut-être benn exemple bu ñu war a mën a jël ñoom waa Mali ndaxte nag ku ne gi ñoo leen gën a avancé en terme de tabac voilà te je pense que expérience ñun yu ñu am ci wàllu woowu danañ ko jël ñoom itamit pour pouvoir construire ñoom seen nouvelle ville yi nga xamante ni ñu koy rek daal di bëgg mais surtout redessiner mooy le plan directeur plan urbanisme bu Bamako parce que ils en ont vraiment besoin. Il y aura pas que chaque année édition bu mag bi. ci diggante bi intervalle yi dina am ay rencontres ak ay xew-xew yu sew-sewaan pour gën di jàppale Sénégalais yi ci wàllu dëkkuwaay yi. mais tout à fait dina si am parce que loolu sax maa ngi ko doon waxtaan ak monsieur le ministre Abdou Karim Fofana. nee naa ko peut-être jot na ñuy gën a mën a yaatal voilà yenn information yi. mais xam nga en fait leneen li nga xamante ni mooy aussi lu am solo mooy yenn push d'information yi parce que dama gis ay dëkk yu mel ni par exemple Côte d'Ivoire dañuy am benn rubrique bu ñu duppee bon à savoir di expliquer par exemple yow Mado boo nekkee locataire par exemple lan mooy sa droit lan mooy sa devoir te donc c'est des petites capsules des petites voilà yi nga xamante ni dafay jàll et ça je pense que même par rapport aux 100 000 logements il faut le faire pour nit yi gën a mën a comprendre mais je pense qu'après le conseil présidentiel dina gën a biir parce que y a des décisions yi nga xamante ni commission yi ñuy tëral pour daal di réfléchir ci 100 000 logements yi joxe nañu ñoom seen ay directives maintenant ministère bi tënk nañu yëpp dañ koy jébbal président de la République moom moo koy valider ou pas donc yaakaar naa bu ñu jógee ci conseil présidentiel bi nga xamante ni normalement semaine prochaine lañ ko war a amal je pense que mbir yi dina gën a tàkk ñi inscriroon dinañ xam fu ñu toll ñeneen ñi inscriroon ci yeneen phase dinañ xam mbir mi naka la nar a demee. importance su dëkkuwaay tax na rubrique bi ci yeewu leen plus sama kër ci week-end bi on développe tout ça et puis on vous aide surtout pour sénégalais yi nekk bitim réew ñoom pour la plupart dañuy faral di kaas ni dañ leen di naax dañ leen di corrompre tout ça mais y a toujours ay points yu am solo yu ñuy waxtaanee ci télé yi et tout ça. mais léegi wàññeeku na bu ñuy xool quand même. léegi sénégalais yi nekk bitim réew commencé nañoo yeewu quand même voilà léegi moom on a remarqué que ne que léegi vraiment mi ngi wàññeeku parce que léegi soit dañuy ñëw jënd seen bopp wala mu ñu jaarale ko notaire donc ça veut dire que la répétition elle est pédagogique ñi ngi expliquer gars yi ñi ngi dégg te dinañ gën a expliquer ñuy dégg tant que ñi ngi def émission bi ñu ngi def rubrique yi duñ ci sonn duñ ci tay on va toujours parler on va toujours donner les bons plans mais du ñu war a mën a rek éviter mooy que ne que kaay ma jaay la sama digganteeg yow loolu voilà kuy kii na ko éviter moo tax am na yenn saa sax nit ñëw na ma doo ma dimbali nga wutal ma terrain ma ne ko du ma ci dugg ku bëgg du jënd terrain xam nga fi ngay jaar xam nga fi nga xamante ni foofu nga war a jaar donc y a pas de problème ci côté boobu noonu ñu ñaan rek yàlla yokk sutura bu baax a baax voilà donc kër yi ak am lu lew dafa am solo ñëpp war a prévoir ci jaamu yàlla la bokk mais na lew toujours ñi ngay jëflanteel itam nañ ko teg ci yoon waaye yow it mii wut kër ak ñoom seen xaalis bu nga koy wutee na doon lu lew loo xamante ni mën nga ci dëkk après normalement bu dëkk am na ñu alaj pa bu ñu dëgmalee seen kër dañuy tiit ndax lañ ko tabaxee lewul ñii saa yu ñu xëyee ñu ngi jéem a dóoru martu ñi ne ci bitim réew ne ci biir réew mi wan la terrain boo xam ne moo mënu ko dem naa doon rëbës fii doon fa jiite juma benn bis xaw ma dama doon conférence ma daje koo xam ne pour man daa tukki ma ne ko mais sa waaye kon yaa ngi fi ma ne ko mbaa yàggoo fi mun ma am naa fi ay 6 mois yooyu ma ne ko mbaa garaawul mu ne ma non affaire terrain quoi kon bari nañu fa nekk ñoo xam ne affaire terrain la waaw moomuñu terrain moomaa nañu terrain di jaay terrain jàmbur am na ñoo xam dañuy ñëw ba ci benn terrain ne la maa ko moom te moomuñu ko jaay teer ni ngay def noonu la bul laal xaalis moom jarul laal bul laal xaalis moom jarul laal yenn saa yi nga ne ci benn liggéey ñu defee ni maîtriser nga ko maîtriser koo xam ne yow lépp yaa ko war a mën ñu ñëw jëkkati xaalis jox la fekk maîtriser woo ko kon alaaj Pape nit war na jéem a dundee lu lew am na ñoo xam ne ci yàlla surtout bàyyi xel borom bi subhanahu wa taala alaaj am na ñoo xam seen njaboot bu ñuy lekk sax dañuy tiit parce que la ñuy lekk lewul te loolu dara jaru ko am na ñoo xam ne bu ñu dëgmalee seen kër dañuy tiit ndax lañ ko tabaxee dara lewu ci waaw yooyu dafa jar a bàyyi xel waaw billaay alaaj Pape gis nga nit ku dul xalaat sa première nuit biir bàmmeel
lu la neex defal loolu kenn ku ne war na ko bàyyi xel waaw ndax malakul mawti mu amul kenn ku yàlla wax ni 100 ans ngay dund mbaa 50 ans gis naa barki démb xale bu 3 mois rek la am daal di génn àddina gisoo ko judd rek léegi dee ku am 30 ans nag gisoo ko waaw léegi nag yow pour yow yaa da nga fiy sax kenn rek a fi dul jógee mooy yàlla moo tax alaj Pape gars yi duufaluñu seen i bàmmeel taal mawti yëti bërtatan waaye wal xablu subduqul amal dee buy ñëw day bette mais kenn ku ci nekk ci ñun sa bàmmeel sa keesu jëf rek waaw julli nag boo koy def moom dana raxas lu bari dootoo tiriyan dootoo dóor mat dootoo nekk ci lu bon waaw danga julli dafa baax nuurul leer la alaj Pape macha allah maam Maodo ne woon na araka dégg nga lii dégg la araaka na Seydi Hadj Malick ko wax jaaxle sax araaka na siital mawt dégg nga araaka la wax Seydi Hadj Malick ko wax Seydi Hadj Malick ko wax dañuy araaka nee naa la jàkk xoola araaka nee naa la jàkk yow Pape Hann na siital mawt ngay fàttelu dee xam nga dee kenn du ko fàtte mais da nga koy fàttelu waa léegi ñun ñii kan moo xëy ni tey di nga dee kenn gisoo ko génn këram del si waatul gisoo ko ku ko waxoon boo génnee doo del si waat est-ce que dina génn moo tax Maodo ni araaka nee naa la jàkk na siital mawta ngay fàttelu dee waaye wal mawtu dee day mawridul rootuwaay la wallaahi falil kulli képp kenn ci yéen nasibu am nga ci cër min baxaril mamaata ci géeju dee kenn ku ci nekk da nga jël sa kaas tànk kenn du ci mucc ma doon nee na ngay xool ñeneen ñi. buy wax dee yow lay xool. parce que yow la jàkkaarloo. naan la araaka. dëgg la de woykat waxoon na ko kenn bëggul dee kenn bëggul gaaw a dee waaye di jaas ku yabu rek bàyyi ci xel donc la ca sa bàmmeel yow yaa koy liggéeyal sa bopp. wéet xam sa bopp kii li muy lox lépp naka ne li muy wax maa ngi gis pour man dafa daanu ci li may wax. daanul de dara intéressé wu ko mais xool bi nga koy xooloo ko naqari moom dafa tiit fi mu ne nii ah Mado xam nga dee tamit soxna Mado. du la faale mooy wax ak moom. ñëpp a ko ragal de yàlla baax na yàlla na yéex. mais ku yebu rek waajal sa bopp. dee léegi bu ñu am na ñoom bu ñu leen waxoon bu ngeen dee léegi dem aljanna. waaye bàyyi leen fi 10 ans ngeen débrouillé. dañ naan 10 ans ñu débrouillé. dëgg la de moo leen di gënal. kenn bëggul dem léegi. am na ñoo xamante ne ñoo bëgg a dem àjjana te ñemewuñu dee. c'est vrai ah neexut a ñeme nag parce que xamuñu lu ñuy fekki waaye mën nañoo wàcc ndax borom xam-xam yi wax nañu jërëjëf yaa Oustaz merci Dieynaba Seydou Batal pour toutes ces infos jëm ci wàllu dëkkuwaay et puis on a fait le bilan de ce qui s'est passé il y a quelques semaines fële nga xamante ni moo di Mali salon de l'habitat on attend la prochaine édition mais entre temps il y aura ay rencontres ak ay sensibilisation ñu ngi waaj a dem Abidjan et su boobaa xam naa naa def weer diggante yóbbu ngoo ak Grand Bassam Abidjan woo xam naa ni ku mel ni Mami Diop kenn du ko fa jiitu ak ñoom Khadim Cissé xam nga tailleur la woon Côte d'Ivoire Khadim mu gàtt tailleur la woon jéegu sénégalais yëpp moo leen daan ñawal ngeen foog di xale la am na ay maire yoo xamante ni ñii retraité nañu ñii gaañu nañu ba ñuy jànku Xaadim ba leen daan ñawal ay taille basse à l'époque mu nga nekkoon dëkk bu ñu naan Treichville li ma xam daa bëri Xaadim yi ngeen jàppee xale ana mu ñëwul tey lu gàtt la ab tungu ne la rek du xale de tungu ne la rek dafa bàggut je te promets Xaadim ma nga woon Treichville moom bi muy nekk Abidjan boobu Yamoussoukro moo nekk capitale Côte d'Ivoire te Yamoussoukro kañ leen dekk te man mii fa nga xamante ni fekkee na ma ufwe Xaadim ab tungu ne la màggat la boo xamante ni moo daan ñawal jéegu Côte d'Ivoire yi à l'époque c'était il y a très longtemps donc Côte d'Ivoire on sera là-bas l'année prochaine inch'Allah yàlla nañu fi suñu borom bàyyi et on sera là-bas bu soobee yàlla merci dinañu waxtaane décomplexé ak jàpp sa fula on a rencontré benn nit ku bëri valeur muy Cheikh Sidaati Aïdara dafa def Mauritanie ak Sénégal ak